président Babacar Pascal. Donc président Babacar Pascal ànd na ak délégation bu rëy ñu gën cee ràññee ki nga xamee ni mooy Moussa Gueye di kilifa ci Thiès di kilifa ci Kër Madaro nekkal président Babacar Pascal ci Kër Madaro def fa liggéey bu mucc ayib. mais ah bu ñu jàpp rek di ngeen ñëwaat. ñu sant yàlla ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi ñu mus ko ci seytaane bi di sa sa yàlla mu tam wala suñu jaboot bëri ñu sant ñëpp gërëm ñëpp di sant suñu waajur di sant bii góor jigéen mag ndaw suñu teewaay bi di sant Babacar Dione sant boo xam ne am na commencement amul fin ak barke suñu doom bi di moom ma julde ndax moo ñuy boole ak yow di ñaan yàlla suñu mbébét yëpp yal na ko yàlla mokk barke suñu sallallahu alayhi wa sallam ndax caaxaan taxul ñu jóg foo taxul ñu jóg liggéey ak dégg moo ñu tax a jóg ñu ngi lay xamal Babacar ñoom jigéen ñi Thiès ci suñu côté yàgg nañoo dox lu mel nii suñu présidente baa nga ne di Fatmata Sani suñu vice présidente mu nga ne di Aïssatou Ngent kee suñu mag la Néné Dalla Diallo bi ñu dalee dox lu mel nii yàgg na waaye lu tax feeñu ne dañoo amul fu ñu taxaw ñu am tànk bu dëgër ñu taxaw ba Thiès yëpp Sénégal yëpp xam ne ñun ñu ngi fii Thiès ñu ko yaakaar na incha allah rabbi si sa côté dañoo ne gudd feeñ ba ñu xam ne ñun tamit nekk ñu ginnaaw ci kàttanu yàlla ci barke Nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy ñaan yàlla ma ne Babacar tey jii su fekkoonte ne ni mu demee woon saal bi fii du fi xaj ndax tey jour liggéey la di jour luuma jawbe ndax xam nañ ne léegi jigéen yépp jaay lañu yaakaar ñépp presque dem nañu jawbe ñii ñu ngi ci liggéey bi waaye suñu bëgg-bëgg dañoo bëggoon bu ñu ñëwee fii dangay wax lii yaakaaru na ko woon waaye nag dara weesu ndax bu yoon jeexul waaxu si di jeex dañ lay xamal ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu ngi sant moom la julde di sant Souleymane nii ndax xale yu am jom xale yu baax lañu xale yu yaru lañu xale yu am xam-xam am kilifa ñu xam ñun ñooy ñan ndax fii ay yaayam ñoo fi nekk ak ay papam ak nijaayam ak ay jarbaat kese moo fi nekk waaye xamee ko fulla ak fayda ak jom moo ñu tax a jóg ñaan yàlla yéene bi mu bëgg ci yow ak ñun ñëpp ni ñu ko waxee yàlla na yegg ci barke na bi ñu sallallahu alayhi wa sallam waaw du ma guddal wax ci nag balaa may juum ndax dañoo bëgg rek ñu ànd ak yow ba nga xam ñan ñun ñooy ñan insha allah rabbi dañuy ñaan yàlla rek tey bu weesoo te ñaan ñu defal la journée culturelle insha allah loolu lañu bëgg nga xam ñun ñooy ñan ndax ñun façon bu ne dox nañ ko fii Thiès waaye amaguñu loo xam ne moo nekk suñu gisaguñu dara daal gisaguñu dara waaye insha allah rabbi xëy na yow lañ doon xaar
yow lañu doon xaar waaw grand bari damaa bëgg a yemale wax ji fii incha allah di ñaan yàlla yal na yàlla baaxal ànd bi amiin musal na ci cakat làmmeñ ak balaa amiin barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foo bëgg a yegg yàlla na ma yàlla yegg bokkam ay xaritam yi ci am di jàmm di wax ni ñu ngi wax ci turu suñu ay dëkkandoo parce que ñi fi ñëw du ñëpp dégg naa fi ñuy wax mouvement waaye dafa wees loolu nekkul mouvement ay mbokk xarit ay am di jàmm yoo xam ne fu nekk jóge nañ fa yoo xam ne bokkuñu sax ci communauté bi ñëw nañu pour wane rek ne du nekk loo xam ne lii lu beru la lii nag suñu teewaay fii dafa fekk ne suñu jarbaat suñu doom rakk ji ñii ki ma wax léegi mooy Junde Diallo boo ñu woo ci ab mbiram te nit ku nekk amoo lu dul say mbokk ak say am di jàmm ak say xarit ñun nag suñ ko wuyusee ñëpp xam nañu que ne amuñu habitude di ñuy gis ci lu mel nii waaye moom dañoo gis ci moom yar teggin ak am respect ci ay nit te fonk boppam fonk ay mbokkam fonk ay xaritam fonk képp koo xam ne kii dee ànd ak moom ku mel noonu su la wooyee foog nga wuyu si ñu koy ñaanal yàlla nag di ñaan yàlla lépp loo xam ne lu mu ngi jublu ci loo xam ne luy jariñ nit ñi la yàlla ko si yàlla jàppal ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla defal jàmm ci suñu réew mi defal ko ci suñu réew yi ñu xam ne ñoo susandoo ndaxte sa kër su amee jàmm sa kër dëkkandoo amul jàmm doo nekk si jàmm ñu ngi ñaan yàlla tamit mu defal ñu jàmm ci réew àddina bi yëpp parce que dañoo am ay njaboot yoo xam ne dañoo tas ci àddina bi tamit te ñooñu war nañu di bàyyi xel saa yu toogee war nañu bàyyi xel leen ñaanal ndax yàlla aar leen yàlla sàmm leen moo tax ñuy ñaan jàmm ci réew àddina bi yëpp fépp koo xam ne fitna ma nga fa yàlla na ko yàlla fay mais nit ñi nekk ci jàmm ndax ñu mën a dox seeni soxla ci kaw jàmm maa ngi gërëm nag ñi nga xam ne ñëwoon nañ fii parce que dafa nekk loo xam ne lii daanaka moom dafa ne am nañ ay ñenn rek la ko jote wax ñoo xam ne danañu mën a ñëw fekke pour mën a jottali waaye su fekkente ne moom ni mu mel ak ni ñu ko xamee su yaataloon na su fekkente ne du woon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk féeti fenn rek la ci woo dana nekk lu ëpp nii waaye nag ñu ngi koy ñaan yàlla xam ne wax dëgg yàlla mbokk yi xarit am di jaan yëpp kontaan nañ si moom parce que amul kenn koy wax mbiru julli ba du ci teg kooku day ku yaru la kooku day ku baax la kon nag nit su melee noonu ku ko gis di nga ko naw ku ko gis di nga ko bëgg ku mel noonu nag su fekkente ne yéegal na la ay mbiram faaw nga taxaw si ni nga ki mën a taxaw kon nag du ñu sori lool comme dafa nekk loo xam ne nii dañuy soog day soog a woote ci lu mel nii ñu uyu ko di xaar nag yeneen i jamono yoo xam ne du ñàkk dana am ñeneen ñoo xam ne ñu gën a ñu ëpp personnalité yoo xam ne danañu fi taxaw pour jàppale te loolu incha allah rabbi yaakaar naa ni loolu dina am te ñu ngi ñaan yàlla loolu am kon nag ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñooy ñu mbokk yi xarit yi am di jaar ñu fi déplacé yëpp ñëw ndax julli
ñu ngi leen di gërëm di wax que ne amuñu seen fay yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla jàppale yal na yàlla jàppale yal na yàlla jàppale julli ci li muy jàppale njabootu julli yëpp loolu la amoon na tuuti li ma ci wax. bokk na sama xarit la te it su ma woowee ci lu mel nii li ma mën rek mooy ñëw jàpp si en plus Pascal Ndione xam naa ne mu ngi def ci le social kon donc tey moo waxee ni Pascal moo war a ñëw kon li ma mën def rek mooy ñëw teeru Pascal wax ko bismillah man ko kon Pascal bismillah man waaye nag tey sens bi baax na cadre na waaye li ñu gën a doon mooy ñoom suñu siège boo xam ne suñu bëggee tey def yu mel nii nañu mën a woo nit ñi ñu ñëw suñu salle de conférence ku bëgg a julli siège bi am juma wala am jamaa nit ñi mën a dem julli ci jamaa boobu comme ñun niñ ko xalaatee siège boobu yàgg nañ ko joytu waaye ba léegi amaguñu ko kon comme li ma wax rek loolu dama ko doon rappeler kon journée bi maa ngi koy rafetlu en plus maa ngi remercier organisation bi parce que ku gis gars yi ni ñu organiser affaire bi en un rien de temps kon loolu vraiment lu baax la lu rafet la léegi daal xam naa damay delloo micro bi rek di sant suñu yaay yi di sant suñu papa yi de leen masaw coono kon alhamdulilah. ba egg foofu ñëpp nangu nañ ni mbooloo mooy doole ñëpp nangu nañ ni àndandoo nasandoo xalaatandoo mooy mën a tax ñu daanandoo. Vous avez fait un bon choix ci wuyu si bi ngeen wuyu si tàllal loxo bi nga xam ni c'est une main vraiment chaleureuse bi leen président Babacar Pascal Ndione tàllal te muy mel ne daanaka tàllal na ko àddina sépp képp kuy mouvement képp kuy parti te bàyyiwul sax individualité yi nga xam ni ñu ngi seen bopp bu gën a sori ci dëkk bi te am yéene jàppale président de la république monsieur Macky Sall pour mu gagner au soir du 24 février premier tour. bàyyiwul sëriñ bàyyiwul militant te it soit bi mu def ci seet ñi nga xam ni jàpp na ni ànduñu woon ak le président Macky Sall mu di leen wër fu ñu nekk ci àddina si luqati leen ngir boole doole yi ngir ñu mën a àndandoo fal président Macky Sall mi ngi koy def donc ñoo ngi tàllalaat loxo ci kàddoo ci yéene ci pas-pasam képp ku nga xam ni mu ngi fi baa newu fi moo ngi ñuy dégg baa dégguñu ngi lay tàllal loxo ñu àndandoo jàppandoo dóorandoo far président de la république monsieur Macky Sall. ñoo ngi koy santaat bu baax initiative bi mu jël di ko gërëm di ko encouragé di ko wax rek li ñu koy wax chaque fois te ci loolu la nekk mooy que ni kenn ëpp ko dara ci dëkk bi ku mu fi ëppul dara ëppoo ko dara ndax lii mu teg ci Thiès defe naa ni xam-xam yi bari na xalaat yi bari na bëgg-bëgg yi bari na mais kaay ñu àndandoo ñu ñëpp yëkkatoondoo dóorandoo defe naa ni ci moom la tàmbalee donc ñu ngi koy encouragé di ko félicité di ko wax ni fi boobu mu am ko woo ñëpp na continuer ci lancé boobu te xam ne ndam rek la ci am ñu en tout cas réji ñu ànd bi ñu ànd ak moom te duñu may kenn dara encore ñu ma ko waxoon fépp waaye nekk ci Thiès ak koo mënti doon di liggéeyal président jàpp na ni li nga war a def ñun ñoo koy def li nga war a def ñoo koy def li ñu war a def itam ñoo koy def jàpp na ni ñun rek ñooy fal président de la République Moussa Macky Sall février 2019 ñu ngi nuyu d'abord suñu kilifa bi toog muy Babacar Pascal Ndione maa bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax a baax di leen nuyu yéen ñi nga xamante ne bi léegi ñoo ànd ñëw fii tey di leen masawu coono ci yàggaay bi ngeen fi yàgg
waaye nag ñun ñoo ko bokk lii rek wane na ko fa tabarakallahu man fi mu doon nii sax mënatumaa wax ndax xale bu ndaw fekkee ni yàlla def na ay mag ñu yëkkati leen ñuy ay jigéen ñi suñuy ay yaay yëkkati suñu ay baay suñu ay nijaay kooku amoo seen ak bay suñu rakk yi moom waxaale wu leen suñu jigéen ñi waxuñu leen su ko defee pour ki di waxtaan bi monsieur le président dama laa bëgg a wax ni leen ñii nekk fii ñëpp kenn ku ci nekk responsable la ca sa gox ba nga nekk kon ku nekk ci ñoom am nga ginnaaw boo xam ni bu jéggi day su ko defee foofu sax ñun la ñuy tàmbalee liggéey bi parce que sous forme de cellule dañ koy def insha allah dinañ ko yaatal te loolu buñ ko defee bu soobee yàlla di nga xam ni Thiès commune dina changer boobu moom naa la ko wax beneen bi mooy xam naa ni sama maman Fatou Soumano dafa am lu mu fàtte te loolu moom dinaa ci delluwaat waxoon nañ ko sa kanamu ci sa kanam geroog bureau ñoom xëy na yàgg nañ ci trop waaye nag ñoom mosuñoo am groupement lañu am mais mosuñoo am GIE mosuñoo am ay financement kon loolu bokk na ci ñoom jigéen ñi tey ñu jàppale leen ko yow nga jàppale leen ko nga taxawoo leen bu loolu weesoo suñu paa yi tey jii suñu papa yi ak suñu nijaay yi dem nañu tey macha allah ñu si bëri si ñoom tey jii ay imam lañu ak ay ulema ay fonctionnaires retraités ak ay commerçants lu nekk ngi ci biir mais macha allah am na si ñoo xam ne bon bëgg soxla nañu lu mel ni billet Makka beneen bi itam ñun ñi ngi fi dëgg la mosuñu organiser woo comme nii waaye defe naa ni bés ni tey lay dakk maanaam ñun tamit dañoo war a am suukaru koor laylatul xadar dañ koy def mais ñun ñii ñooy organiser suñu ay affaire di ket di jënd suñu ay nag ak suñuy cere du jëm koo maa loolu yëpp chaque année ñu ñoo ko def suñu bopp tabaski même chose ñun duñu gis dara dañ koy dégg rek kon su ko defee siège bi mon ami moom suggéré na ko defe naa ne loolu moo ci gën a am solo parce que tey normalement fi ñu la waroon a teeroo tatagal la fa moo doonoon suñu siège waaye yaakaar naa ni bon loolu tamit dañu ko saafaraal ci kattanu yàlla ak mbaaxam kon maanaam man ci gàttal man sama bopp bu ma jàppee dara ñii loo leen defar rek jàppal man ni nga ko defal ñii ngay gis nii loo leen defar rek mën ni nga ko defal fi may tëjee mooy ambition bi tamit moo doonoon gis monsieur le président de la république ndax li ñun ginnaaw gi dafa yaatu comme ni ma la ko waxee léegi tey jii suñu mbokk yi ñu ngi fépp dans toutes les régions du Sénégal mën naa ne ñi ñuy contacter ñi ngi may contacter à tout moment mais man maa leen standby loo pour jéem a xool aw yoon mais yaakaar naa ni à travers le président Babacar Pascal Ndione gis nañu yoon boo xam ne tey jii dinañu faciliter yaakaar à ce que ñu gis président de la République jërë ngeen jëf. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di sant yàlla bu baax di rafetlu ndaje tey bii muy ndaje boo xam ni lu ñu war a leeral la dafa am benn kuréel bu am solo bu nekk fii Thiès te doon benn collectif boo xam ni dafay dajale des associations ressortissants de Guinée dinaa leeral foofu tuuti ñu tuddee ko Jokkoo Ndiral ñoom ci seen bopp ñi fi teew yépp ci salle ay sénégalais lañu à part entière ñoom seen carte nationale d'identité di voté fii Thiès seeni kilifa ñii seeni baay wala seeni maam ñoo jóge Guinée ñëw fii mais ñoom fii lañ juddoo kon ay sénégalais lañ
ku nekk Sénégalais la dañ la war a traiter comme les Sénégalais parce que amul beneen Sénégalais bu leen ëppali dara ci Sénégal loolu moo tax ma rafetlu initiative bi ngeen jël yéen association bi ñëw waxtaan ak man xamal ma ni gis ngeen liggéey bi nga xam ni man ak ñi ma àndal ñu ngi koy jéem ci Thiès nekk liggéey politique liggéey boo xam ni jàppale président Macky Sall moo ko tax a jóg bi ñu jógee dañoo sos benn organisation benn kuréel politique benn mouvement bu ñu tuddee mouvement Dolli Macky di ci liggéey ay at a ngi nii ñu sant ci yàlla lool parce que nag am na ay kilifa yu bëri ay kàngam ay responsable politique yoo xam ni ñëw nañu fekk si ñu ci mouvement Dolli Macky defe naa Dame Diakhaté lim na leen ñi nekk ci table bi yépp muy délégation bi ma àndal kenn ku ci nekk responsable mouvement nga wala responsable nga fa nga dëkk ñooñu ñëpp boole seen doole bokk ci mouvement Dolli Macky ñuy doxal di yaatal mbooloo mouvement bi ci Thiès mais ñu seetlu ni liggéey boobu bi ñu koy def ñu ngi daje ci terrain bi ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi def la même chose yor ay mouvement wala ñu yor ay association wala même ñu yor ay parti politique te kenn xamuleen dañuy liggéey ma xalaat ni li kenn man ñaar ko dàq lu ci nit ñi rek lañ koy wax mais même ci association yi lu ñu war a wax la maanaam benn association lu mu mën ñett wala ñeenti association ñoo ko gën a mën c'est que nag yaatal mbooloo Macky Sall moo ñu tax a jóg ñun duñu siis duñu boddi kenn dañuy jéem a yaatal lu mu gën a yaatoo loolu moo tax ñu xalaat créer benn collectif bu ñu tuddee le collectif des associations et mouvements de soutien à Macky Sall. xames boobu juddu na te mi ngi màgg parce que ñetti fan yu nekk ñu enregistré adhésion benn mouvement wala benn association ñoo xam ne du ñun ñoo dem ci ñoom mais ñoom ñoo xool liggéey bi ñuy liggéey bi daal seen xel ñu am ci yaakaar parce que yaakaar nag li koy jur mooy nga bëgg ànd ak koo xam ni du naa fekk dëgg lay wax la dëgg la mu mën lay def du diggee li mu mënul politicien yëpp ñu doon def noonu kon déru politicien dana rafet mais daf ci am nag xeeti ñoo xam ni dañuy def politique mais dañ koy mbubboo rek loolu nag li koy dindi mooy nit ñi nga xam ne ñoo mel ni yéen ñii nit ñu dëggu ñu gëm seen bopp gëm li ñuy def ñoo xam ni yéene nañ Sénégal jàmm ñoo xam ni bëgg nañu Thiès jëm kanam nit ñu mel noonu bu ñu bëri ci langue politique bi rek ñi leneen tax a jóg dinañ toog moo tax ma sawar accueillir leen damaa bëgg woon Sénégal nii yéen ñi nga xam ñëw ngeen fekk si ñu dañ leen a war a téye bu baax parce que ñun gënuñu leen a doon Sénégal te élection yi ñu jëm muy le 24 février 2019 dañoo war a leeral bu baax enjeu wu élection yi dañoo war a fal président de la République ñun am nañ candidat mooy l'actuel président muy président Macky Sall liggéey na fi liggéey boo xam ni résultat liggéeyam rek mën na koo falaat parce que wax dëgg yàlla am na un bilan positif très positif mais rek Sénégal lañ nekk Sénégal xam nañu ni bilan baax na mais am tamit ñiy joxoñ sa bilan ñépp gis ko ràññee ko def ci am solo te loolu mooy suñu liggéey wone li Macky Sall liggéey ba Sénégal yi teg ci bët xamal ko seen bopp ba fëkk bañ la réew loolu tax ñu créer CAMES di ci invité bépp organisation wala association wala parti politique bu bëgg a bokk te bokk gox nga ñëw fekk si ñu boole suñu doole dem jàppale président Macky Sall
yéen damay bañ nit ñi defe ni du ngeen ay sénégalais déet ay sénégalais yéen parce que ngeen juddoo loolu lu am solo te élection yi pour nga mën a jàll au premier tour dañuy lim ñi voté yépp ñu xool xaaj bi ku am xaaj bi boo ci tegee kenn nit rek ku la wotel keneen ku dul xaaj boobu nga jàll au premier tour loolu li mu tekki mooy benn voix jar na xeex parce que benn voix rek mooy fal nit au premier tour fekkee dégg ngeen li ma wax pour nga fal au premier tour ñi wote da nga am xaaj bi boo làqee xaaj boobu boo ci dalee keneen ku la woteel rek kenn rek jàll au premier tour kon képp koo xam ni am nga sa carte ñun duñu la xeex di nga ñu jaral lu ne parce que kenn koo kuy fal Macky Sall yàlla ko doon mën naa doon yow boobu looloo tax man ubbi naa sama bunt képp ku bëgg a ñëw gëm li may def bokk ak man gëm-gëm ak vision maa ngi lay invité nga ñëw fekk si fii ci Thiès ñun nag suñu politique du politique ku xeex du politique ku xuloo du politique ku xaste ñun politique de terrain la ñuy def dem fekk nit ñi fa ñu nekk déglu leen xam seen jafe-jafe ak seen difficulté lañu ca man ñu def ko lañu ca manul ñu jéem ci su sottee ñu xam ne yàllaa ko sotti lañu manul nag te mënuñu caa jéem ci wax bu teg yi nekk ñu wane ne mënuñ ci am solution parce que politique nag daa war a doon politique waxante dëgg war fa doon politique u naxante mais bàyyi ba élection yi des ñaari weer ñett nga jóg di wër Sénégal problème bu ñu la gis nga ne dinaa ko faj te mu wóor la ni yow loolu doo ko faj mënoo ko loolu ci naafeq la ko man nag disciple Macky Sall la maanaam li ma man rek laay wax te bàyyi xam ngeen ko seetloo xool leen problème bu enseignant yi góorgóorlu na ci kenn tulaay kàttanam xool na gouvernement li mu man mu woolee ci njëkk ak teraanga ne leen ñu ñëpp ñoo bokk Sénégal li ngeen di revendiquer jaadu na mais méngale leen ko ak li Sénégal man lii ma leen di proposer léegi gouvernement Sénégal man na ko te man jël naa engagement en tant que président ni dinaa ko appliquer kon bàyyi leen grève bi ngeen dellu ci classe wax dëgg yàlla kilifa loolu noonu lay def seet li nga xam ni moo jaar mooy yenu maanaam mooy li nga man nga joxe ay instruction pour que loolu ña ngay waxal bu ñu nangoo ñu appliquer ko wax dëgg la yàlla ça c'est le sens des responsabilités et je profite de ce micro di ñaan sama collègue enseignant yi nañu wuyu président ci loolu mu leen invité su ma nee collègue nag am na ñu mën a jàpp waaye ku ma xam loolu du la jàpp parce que enseignant mooy sama formation initiale jàngale naa fukki at ak juróom-ñett soo ko dem jàngi waat soo ko dem defi leneen te métier bi toj sa xol sa jeunesse yëpp nga passé ko ci amoo beneen métier bu dul boobu kon man je me conseille ba léegi comme un enseignant et je m'arroge le droit d'inviter mes collègues à davantage de sens de responsabilité, à mettre en avant l'intérêt des élèves et des étudiants. À s'oublier un peu au profit des autres. Un don de soi, nous n'y a que dans une profession. Je partage les revendications, mais je les invite à sauver l'année scolaire, à sauver nos enfants, nos élèves. Parenthèse boobu ngeen baal ma rek ma bëggoon ko cee wax parce que liggéey politique aussi lépp la. effort bu président Macky Sall yëkkati rek lu jëmale Sénégal kanam ñun ñi nga xam ne ñoo ko toogal fii sunu responsabilité mooy ñu jàppale ko ci loolu di ci wax ak nit ñi di gën a éclairer la lanterne des citoyens loolu moo tax ma def brèche boobu di leen ci jégalu bu baax mais di dellu soit ci yéen di leen wan ne daal ubbi naa leen sama bunt tàllal naa leen loxo fas naa yéen a liggéey ak yéen mais nag kéemtulaay sama kàttan man nag responsable politique laa boo xam ni du ma def ay promesse du ma leen wax loo xam ni dem ëllëg du ma ko def ngeen di ma ci xeex man mën naa wax ni je suis entré dans la politique par extraction mënoon naa fay jaar comme sama nawle yi
def sama liggéey administration ba dem feneen te kenn du ma xam mais nag man je suis un homme de conviction man su ma gëmee dara dama koy gëm te jëfe ko comme nag gëm naa Macky Sall gëm naa son programme xam naa ne ku mën a yóbbu Sénégal kanam la loolu moo tax ma jël sama responsabilité positionné wu à ses côtés pour jàppale ko à Thiès. donc waxtaan bi bëgguma mu gudd lool dañu leen di dalal rek ci biir CAMES li ci def nag liggéey lay doon suñu diggante. ma bëgg déjà ngeen jaxasoo ak responsable CAMES yi fi nekk parce que ànd naa ak des responsables du mouvement Dolli Macky mais ànd naa également ak des membres du CAMES su mel ni Koy Mine Fall léegi wax na. am na ñeneen ñoo xam ne. ci mi ngi nii Mayoro ak Habib Kane am na ñeneen ñoo xam ni. ay mouvement la ñu yor nekk membre du CAMES ngeen ñëw fekk suñu vraiment dama bëgg aussi ngeen joxante ak ñooñu loxo ñu doon benn liggéey ngir Macky Sall mën a am ndam ci Sénégal mu mën a jàll au premier tour le 24 février 2019 maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax bu fekkee presse bi am na ay questions yu ñu war a poser très rapidement ñu tontu ci rek mën a libérer mbooloo mi parce que suñu yaay yi yàgg nañ ci di xaar wax dëgg yàlla lii aussi wane na ni lii ngeen di def am ngeen ci engagement am ngeen ci détermination.